نحن أولاد التجاني من أبوات المعاني، ولنا منه نصيب فوق غايات الأماني. جمع الخيرات فينا احتفاظا بالمباني. salaamaaleykum wa rahmatullah, ñu ngi leen di ziar di leen baal ak di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal. xam naa ça sera un peu difficile di wax ci suñu maam Serigne Cheikh parce que Serigne Cheikh bu ñuy wax ci moom fii ba suba duñ fi jógee, mais mën nañoo wax ne poème bi di Nahnu Awlaadu Tijaani yi daf ko bind ci benn contexte bu assez particulier parce que suñu maam Cheikh Ahmed Tidiane Chérifil Fatimi moom mi nga xamante ne moom la ñuy wax ne mooy borom set yi, lépp lu feeñ ci moom set la. Sëriñ Babacar Sy di naan mu ngi mokkal alxuraan si ba muy am juróom-ñaari at, waxul ne si la ko jàng de, dafa ne mu ngi mokkal alxuraan si bi muy am juróom-ñaari at. kooku nga xam ne moom la suñu maam di woowee l'antimatière par excellence. mu mel ni bés dafa jot muy xëy di wër ñu ne ko lan ngay seet, mu ne lu muccal njaboot gi ndax moom lu ko muccal am na ko ba pare. bëri na ay mag yu muy taseel ñu naan ko yow de li ngay wër am nga ko ba pare. bés jot mu taseex maamam di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si la ko joxee tarixa cheikh, mu jox ko teg ko si ay conditions parce que suñu maam cheikh nee nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xat miyam dañ ko kaa imposé, alors que ni suñu Cheikh Ahmed Tidiane ak Chérifi Fatimi sirrul wilaayam maanaam fi mu jaar dañ ko kaa proposé, mu teg ko si ay charte yu leer nañ. bokk na si charte yi mu ne est-ce que man lii may jël bu ma ko jaaree nit dina si mën a, bu ma ko jëlee nit dina si jaar ba mun a mucc. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko jël ko, maa la ko garantiral. mu ne waa man bés bu ma fi jógee nag, ñu ne ko bés boo fi jógee képp koo xam ne jël na ko si yow keneen jox ko keneen jox na ko, maanaam silsila bi mu jaar du dog ba abadan. bés boobu Serigne Cheikh borom Fass, le miracle du siècle, l'éminent penseur, borom relais, bés jot turandoom seet si ko. il avait l'habitude de lui rendre visite, mais cette fois-ci dafa dem seeti ko ba mu mat juróom-ñaari fan. ba mu waree ñibbi Serigne Cheikh ne ko Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ak Chérifi Fatimi ne ko jëlal ndës bi, pour ñu xamul ndës mooy basan, ñu dem si géej ga. Serigne Cheikh nee na ma jël ndës bi ànd ak moom ba ci place bi lal ko, nee na mu toog, nee na sama turandoo jël quintessence su texte bi def ko texte jox ma ko. Serigne Cheikh nag moom moo ko def nazm, maanaam moo ko def poème nosé ko pour ndawi tarixa bi gën a mun a gaaw approprier. comme Abdou xamee noonu contexte su texte bi dina la informer importance bi texte bi am. bien sûr nag Nahnu Awlaadu Tidiane Serigne Cheikh moo ko way, waaye mi ngi koy woyee bi lisaanil hadrati. waaw Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu mu doon exprimer wu ci làmmiñam. waaw moo tax alhamdulilahi rabbil alamin nag ba ndaw ñëpp am nañ conscience bi, ndax ndaw boo gis rek mi ngi koy wayantu, waaye xamee noonu sens bi tamit dina tax nga mën ko def dund. نحن أولاد تجاني من أبوات المعاني. boo demee ci xasida bi xam naa ay quelques bayit rek laay sélectionné jox la ko, ndax bayit bi may njëkk a tudd mooy Serigne Cheikh mi ngi naan kullu man laqaahu yadri annahu ruuxu tadaani. yàlla mi ngi naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yëg naa ci sama jaam yi am na ñuy efforcé wu pour dajeek man. kooku alxuraan moo ko dig ñi nga xam ne ñi ngi efforcé wu pour dajeek seen borom. te ginnaaw yonent bi wasila bi nit mën a efforcé woo pour am proximité ak boromam ëppul Seydi Ahmad Tidiane Chérif, ndax moom mooy ruuxu taddaani, mooy l'âme de la proximité. waaw moo tax bayit boobu laa mën a indi ci wàllu quintessence su texte Nahnu Awlaadu Tidiane pour njaboot yi nga xamante ne am na lu ñu namm ci seen diggante ak seen borom. deuxième bayit bi mooy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si moo ko waxal boppam, mu ne inna rabbi xat xabaani an usamma bi Tidiane. boobu nag Serigne Cheikh nee na man de la ñuy woowee Tidiane bi. baat bi gàtt na waaye nag ëmm na lu bari, comme kambu science la, bëgg nañu def recherche ci bayit boobu, man de la ñuy woowee Tidiane bi. mu ne troisième bayit bi nag
mooy li mu ne yaa abal abbasi yaa man kanzul amaani mu ne Cheikh Ahmed Tidiane Chérif képp ku rang ci sa trésor mystique bi ba nga séddu ko mu ne su génnee dina am satisfaction totale ndax buur dootu ko mën a tiitloo borom alal dootu ko mën a saalitloo moo tax képp ku ngeen dégg ñu ne c'est un corrompu wala ragal la xoolaat leen kurusam du Tidiane waaw moo tax nag kurusu Tidiane yi nag moo ëpp Tidiane yi bayit bi may daanelee ci li may invité suñu mbokk jeunesse bi ñu gën a bàyyi xel texte bi mooy Serigne Cheikh dafa waxal boppam ne ajazal xaalu rijaalal xaali fii kulli lisaani ne bépp làmmiñ bu fecceeku ak lu làmmiñ bi fecceeku mu ne lott na ci melal xaalu Seydi Ahmada Tijani xam naa ci résumé 4 bayit yooyu laay indi rek ci gàttal pour may ne la importance bi nekk ci texte bi. Ce poème repose d'une importance capitale parce qu'elle s'adresse à la jeunesse tijaniya. Si premier vers bi Serigne Cheikh mu ngi naan nahnu awlaadu Tijani ñun ñi nga xamante ne ni ñooy doomu Cheikh Ahmed Tijani min ubbuwaatil maani mu nangu ñoo jur spirituellement mais ñun aussi ñu nangoo nekk ay njabootam wala naa minu nasibun fawqa hayatil amaani mu teg si ne nangu bi ñu nangu Serigne Cheikh adopté ñu def si ñun yàlla defal ñu wërsëg boo xamante ne ni kawe na suñuy njottu nahnu awlaadu Tijani min ubbuwaatil maani wala naa minhu nasibun fawqa hayatil amaani jamma alxayraati fiina ihtifazan bil mabaani loolu rek tënkoon na waxtaan bi parce que vous le savez mieux que moi une bonne graine dans une bonne terre ne peut produire qu'une autre bonne graine Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ak Chérif Fatimi moom moo jël yiw ak mbaax semé ko si ñun poudre graine boobu noonu ba max du ko lekk dara du ko lekk moo tax képp koo xamante ne taaliba Cheikh nga ngay jëfee ndigal di wér de salaatul fatiha sa graine boobu noonu boo defee tuuti si yiw mu fleurir ba impressionné képp koo romb loolu mooy waral nga juddoo si benn famille ñu naan waa kii du doomu diw ja fekk nit ña ñoo nga xool naan kii maamam mu nga ne papam mu ngi ne mais beneen facette nga leen di jox parce que da nga am sa père biologique am sa beneen père bi nga xamante ne spirituellement mooy sa père muy Cheikh Ahmed Tidiane ak Chérif Fatimi xam naa looloo taxoon Serigne Cheikh sax dañuy wax les enfants gâtés du ciel parce que c'est pas du tout évident nga nekk ndaw jékkee-jékki am beneen comportement moo tax ñu ne taalibe Cheikh lépp loo xamante ne ni moo ngi koy yóotu su si defee passé fam kenn du ko raw li ñu wax nag teguñ ko si parparloo dañ koo teg fu leer nañ xam nga yàlla dafa jël maam Adama jox ko paternité maternelle parce que daa jël leeram fëgg ko maam Adama jigéen génn lan moo tax góor génnul njàng la mooy maam Adama la yàlla jël jox ko paternité maternelle ñu dem ba aaxiru zaman Sayyidatul Mariam judd yàlla fëgg ko leeram góor génn mu yonent yàlla Iisaa lu tax jigéen génnul ba tey njàng la ndax moom la yàlla jox maternité paternelle ci diggante bi nag am na doom yu ci juddu te amuñu baay bu leen taxawu amuñu yaay bu leen taxawu te bëgg nañ fekki mag ñi yonent bi saa salaam jël Seydi Ahmad Tidiane jox ko ndigal ne ko juraatal doom yooyu noonu mais jur leen ci xol moo tax Cheikh nekk seen parrain spirituel kon keroog la ko yonent bi ne ko yaay parrain spirituel éternel de toutes les générations moom Seydi Ahmad Tidiane lu tax parce que doom ñaar la wala du sulbu ak wala dul xalba waaw wala du sulbu mooy doomu ndigg mooy doomu deret kooku mi ngi aju ci dogalu yàlla diw di woy baayam kooku yàllaa ko dogal mu des beneen doom muy wala dul xalba nga xam ne sëñ Abdul Amin daan nañu ko bàyyi loo xel lu am solo la kooku nag mi ngi aju ci ndigalu yàlla Seydi Ahmad Tidiane nag yonent bi joxaat ko ndigal ne ko ñëwaatal jur nit ñi mais nga jur leen ci xol moo tax commencement texte bi lu Serigne Cheikh wax ndax nu awlaadu Tidiane
mu dugal ñëpp ndax responsabilité am la ñun ñooy doomu Cheikh Ahmed Tidiane waaye ratewu ko de xoolal fin vers bayit bi lu mu wax min ubbuwaatil maani jur gim ñu jur nag juruñu ci deret mais mi ñuy jur ci maana yaani mooy jur gim ñu jur ci xol kon Abdou ci niveau boobu la Cheikh Ahmed Tidiane Chérif nekkee parrain éternelu jeunesse bi génération bu munti ñëw crème mu génération bi dinañ laaj Cheikh Ahmed Tidiane Chérif solution te dem moom la ñuy def parrain éternel bi. Nous pouvons dire que ñun jeunesse bi dañoo am benn chance te ñun ñoo war a profiter ci chance boobu parce que c'est pas évident nga am sa papa biologique maanaam bi la jur ba pare amaat beneen deuxième parrain si on peut le dire ainsi. Donc am na benn taxawaay boo xamante ne ni moom la ñu war a am face à la société parce que Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Fatimi moom mi nga xamante ne ni il s'est sacrifié li mu doon wax muccal naa sama bopp ba pare muy wër di wër juste pour muccal nu donc am na benn taxawaay boo xamante ne ni moom la ñu war a am. Nous devons être en phase avec les recommandations de Dieu mais aussi nous devons Serigne Cheikh comme ni ko Serigne Moustapha Sy di waxee dafa bëgg def si ñun insaanul kaamil maanaam ay njaboot ay nit yoo xamante ne dinañ mot yàlla njaboot maanaam éveiller sens bi nga xamante ne ni moo nekk si ñun pour ñu aller de l'avant mais aussi aller avec les phases du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nag une question reste à savoir, une question qu'on doit se poser. Que peut-on espérer ba Serigne Cheikh di wax naan que peut-on espérer de la jeunesse si elle ne cherche plus à cueillir les fruits de l'instruction mais cette meilleure cueillette. Du coup suñu kilifa Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy mi nga xamante ne amuñu fayam à chaque fois mu ñuy répéter naan mënuma pardonner sama njaboot ñàkk a jàng ak ñàkk yar c'est pas parce que chaque jour da ngaa war a yaru rek mais da ngaa war a jàng tamit xoo boole si parce que pour diriger un pays il faut que nga nekk nit koo xamante ne ni ku compétent nga ku am ay xam-xam mais c'est pas parce que damay toppal daayira bi chaque jour maa ngi dem daayira et tout yaru naa donc xam-xam du ma ko ñefee xam-xam dañ ko war a ñefee ñun jeunesse tijaniya surtout. Awlaadu Tijaani min ubuwatil maani